Hello guys, I'm very happy to have you back on my channel. So today is going to be our lesson number 11 and we are going to talk about time. Alors sama gars yi maa ngi leen di ziar so tey la suñu leçon numéro 11 et on va parler du temps. Dañuy wax lépp loo xamante ne si moo jëm ci temps. So the last time I did this lesson but unfortunately I made mistakes. La fois passée defoon naa leçon bi numéro 11 bi mais malheureusement dama defoon quelques erreurs. And the time I realized that I made mistake, somebody called Mamor, sent me a text message down WhatsApp for more explanation about this lesson, and that was the time I figured out that that I made mistakes. So dafa am benn gars bu ñuy wax Mamor moom ma envoyé message pour explication ci leçon bi ci moment boobu nag laa xam ni naka dama defoon quelques erreurs. So today we are here to give some explanation about time and explain it more deeply. So c'est la raison pour laquelle ñu ñëwaat tey pour joxe ay clarification gën ko expliquer pour gars yi gën ko comprendre aussi. Okay, and and thousand apologies for that, and that was the reason why I dropped it out from my channel. So do not get into trouble. This lesson was that was a flop, so you have to delete it or you can keep it for the expressions. Donc loolu tax ñu supprimer ko woon suñu chaîne pour bañ gars yi def erreur. Donc leçon boobu bu la neexee mën nga ko supprimer wala tamit mën nga ko garder pour expression yi ci nekk, mais bi mooy original bi, leçon 11 bi. So we are going to start. So nañu commencer. Donc ok, so la fois passée dañ ñëwoon 24 heures moom moo am ci journée bi. 24 heures moom ci journée bi te boo demee ci en Australie wala au Canada wala aux États-Unis da ngay foofu 12 heures la ñu am 12 heures au lieu de 24 heures 12 heures la ñu am maanaam amuñu ay 13 heures 14 heures 15 heures 16 heures jëm kaw. Donc ñoom dañuy wax 12 heures 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures 12 heures AM ak PM. léegi AM ak PM bi c'est très important moom mooy tax 12 heures bu njëkk bi nga xam ni minuit la wala 12 heures bu njëkk bi nga xam ni midi la. léegi 12 heures bu njëkk bi buñ ko waxee maanaam buñ la waxoon 12 heures pile dañ ciy teg AM ci anglais dañ ciy teg AM pour xam ni pour ñu mën a mandargali que ni minuit la ñu nekk bu fekkoon dañ ciy yekk PM boobu mooy midi. Donc AM moom mooy ci suba si li ko dalee ci suba si li ko dalee ci 12 heures ba 11h59 maanaam 12 heures ba 11h59 AM nga ci yokk boo waxee heure ba pare AM nga ci yokk loolu dinañ ko gën a expliquer mu leer. léegi ngoon si 12 heures ba 11h59 ci ngay wax PM. Est-ce que comprendre? Donc suba si 12 heures ba 11h59 ci ngay wax AM, ngoon si 12 heures ba 11h59 ci ngay wax PM. ok léegi 12 heures pile mooy 12 heures bu njëkk bi, donc minuit mën nga ni 12 heures pile mën nga ni 12 o'clock. léegi 12 o'clock boo bëggee wax ni 12 o'clock boo ko bëggee ki ngay waxal boo bëggee ma xam ni minuit la da nga ci yokk AM. boo ne 12 o'clock AM moom mooy minuit, moom mooy 12 heures pile mais su boobaa minuit lay nekk. donc 12 o'clock AM parce que AM bi nga ci yokk moom moo tax mu nekk minuit. minuit également mën nga wax midnight. boo waxee midnight jarul ngay wax AM parce que midnight xam nañ ni mooy minuit. donc midnight tout court mën nañ la laaj ba heure jot maanaam what time is it nga ni midnight, it's midnight maanaam minuit moo jot. léegi bu ñu la waxee tamit what time is it mën nga wax 12 o'clock AM pour wax ni minuit moo jot. ok léegi minuit 1 minute boo defee minuit 1 minute boo defee ko maanaam 12 heures 1 minute da nga naan 1 past 12 AM 1 past 12 AM. léegi fii dañ ni 12 o'clock. léegi o'clock à chaque instant bu nekkee pile o'clock ngay wax maanaam 12 heures pile da nga naan 12 o'clock. 1 heure pile nga ni 1 o'clock. 2 heures pile nga ni 2 o'clock. 3 heures pile nga ni 3 o'clock.
4h pile nga ni 4 o'clock 5h pile nga ni 5 o'clock 6h pile nga ni 6 o'clock ainsi de suite toujours bu nekkee pile o'clock ngay wax. léegi nag li nga war a xam moom mooy AM ak PM. AM bu fekkee 12h pile ba 11h59 nga koy wax maanaam 12h bu njëkk bi bu fekkee da nga wax AM 12h ba 11h59 bu dee da nga ci teg AM jàppal ni boobu moom mooy suba si. bu dee ngoon si 12h pile ba 11h59 jàppal ni boobu moom mooy si ngoon si. maanaam bu fekkee da nga wax 12 o'clock maanaam 1 past 12 moom mooy 12h 1 minute bi 1 past 12 AM. léegi bu fekkoon dañu am 1h pile par exemple nga ni 1 o'clock AM boobu moom mooy 1h du matin maanaam 1h ci suba ci guddi donc 1h du matin comprendre nga 1h du matin maanaam minuit 1h. léegi noonu nga koy comprendre toujours bu ñu amee 12h 1 minute maanaam bu ñu amee 12h ak yokku ci 1 minute maanaam bu rombee o'clock bi da ngay commencer ci minute bi ngay njëkkee nga doon am di wax past. léegi past bu fekkee dépassé wul 30 bu rombul 30 yi ci ngay wax past bu rombul 30 ci ngay wax past maanaam da nga naan 1 past 12 AM donc ci 1 bi ngay commencer doogam di wax ci heure bi minute bi ngay commencer doogam di wax heure bi donc 1 past 12 AM. bu dee 12h03 la fii da ngay commencer 3 bi nga wax 3 past 12 AM. léegi 12h03 nga naan 3 past 12 AM. léegi bii moom minuit 3 bu doon 12h04 la da ngay wax 4 parce que 4 moom mooy 4 donc 4 ngay commencer nga wax 4 wax past doogam di wax 12 ba pare yokk ci AM pour wax ni minuit 4 la ok. so léegi bu ñu demee ba 15 minutes nag boo ko toppee noonu ba 15 minutes maanaam 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ba 15 minutes da ngay wax quarter 15 minutes moom mooy écart. léegi 15 minutes ci anglais moom mooy quarter. léegi bu ñu amee 12 heures écart maanaam nga ñëw ba 12 heures maanaam ba ñëwoon 12 heures 14 moom mooy 14 da nga naan 14 past 12 maanaam boo jógee 6 7 8 9 10 11 12 nga ñëw ba 14 da nga naan 14 past 12. léegi boo ñëwee ba 15 da nga naan quarter past 12 AM minuit écart donc quarter past 12 AM. boo ñëwee ba 30 minutes moom mooy et demi 30 minutes foofu da ngay wax half 30 minutes mooy comme par exemple boo ñëwee maanaam boo écart mooy quarter donc écart après 16 moo ci topp 16 moom mooy 16 donc 16 past 12 boo ñëwee 17 nga ñëw 17 past 12 nga ñëw 18 nga wax 18 past 12 nga dem ba 30 boo ñëwee ba 30 half ngay wax dooni 30 doo wax 30 quoi 30 moom mooy 30 doo wax 30 half ngay wax comme 15 bi 15 xam nañ ni mooy 15 mais doo wax 15 da ngay wax écart moom moo gën a jege donc half past 12 AM ngay wax parce que et demi moom mooy half donc 12h30 moom mooy half past 12. léegi bu ñu ñëwee ba 12h35 pour wax 25 to 1 AM maanaam pour wax 1h moins 25 donc moom mooy 12h35 donc day doon 25 to 1 AM donc 25 to 1 AM donc man fii laa defoon erreur bi dama waxoon 25 to 12 alors que war moo wax to 12 parce que fii 12 heures passé na donc 1 heure lay wax donc 1 heure moins 25 donc 25 to 1 AM moom mooy 1 heure moins 25 donc fii doo wax past parce que romb nañu 30 minutes yi donc bu rombee 30 jëm kaw 35 donc toujours 25 to 2 ngay wax toujours 2 ngay wax au lieu de past donc 25 to 1 léegi 25 bi moom mooy di des mooy 25 yi 25 moom mooy di des di mooy di mu ngay wax ba pare da nga naan 25 bu doon mooy 15 la da nga naan quarter bu doon mooy 30 waaw bu doon mooy 15 la da nga naan quarter bu doon mooy 10 la da nga naan 10 fii donc
25 moom moo des da nga naan 25 to 1 wax heure bi ci topp donc 12 heures après 1 heure moo ci topp AM moom mooy wax moom mooy 1 heure moom mooy 1 heure mooy 1 heure du matin 1 heure du matin moins écart donc 1 heure écart moins écart 1 heure moins 25 du moins donc 12h40 moom mooy moins 20 12h40 da nga naan 20 to 1 donc moins 20 la da ngay wax 20 to 1 AM pour wax 1 heure moins 20 donc 1 heure du matin moins 20 donc 20 to 1 midi donc 12h45 bi moom mooy quarter to 1 AM donc 12h45 moom mooy moins écart donc moins 15 minutes da ngay wax quarter to 1 AM léegi nag donc 1 heure pile boo ñëwee ba 1 heure pile maanaam 1 heure du matin da ngay wax 1 o'clock AM moom mooy 1 heure du matin léegi nii nga koy toppee nag 1 o'clock AM 2 o'clock AM 3 o'clock AM wala nga ni 1 past 1 2 past 1 maanaam bu doon 1 past 1 moom mooy 1 heure 1 minute da nga naan 1 past 1 1 heure 2 minutes nga ni 2 past 1 1 heure 3 minutes nga ni 3 past 1 1 heure 4 minutes nga ni 4 past 1 1 heure 5 nga ni 5 past 1 donc toujours ci minute bi ngay commencer teg ci heure bi ci minute bi ngay commencer toujours teg ci heure bi bu dee 00 la maanaam pile o'clock ngay wax 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 5 o'clock ba 12 o'clock ok léegi 1 heure et quart da ngay wax quarter past 1 AM quarter past 1 AM bu ñu ñëwee ba 1 heure 30 nga wax half past 1 AM léegi 12 heures pile moom mooy midi 12 heures pile bi moom mooy midi 12 heures pile mën nañ ko wax noon parce que bi mooy suñu deuxième 12 heures bi wax naa 12 heures bu njëkk bi moom mooy minuit bi ci topp moom mooy midi 12 heures tout court moom mooy noon bu ñu la laajee what is the time wala what time is it mën nga ni noon it is noon maanaam pour wax midi moo jot wala nga ni it is midday pour wax ni midi moo jot donc jarul ngay wax AM wala PM fii bu la ndaxee nga ni noon wala nga ni midday bu la neexee tamit nga wax 12 o'clock PM 12 o'clock PM léegi nag bu doon 12 o'clock da nga ci yokk AM boobu moom mooy minuit pile est-ce que comprendre donc AM mooy tax ñu ràññaatle suba ak ngoon AM PM mooy tax ñu xam suba ak ngoon AM bu dee suba si la wax naa fi ngay commencer da ngay commencer 12h ba 11h59 maanaam minuit ba 11h59 comprendre nga minuit ba 11h59 moom mooy AM léegi 12h nag maanaam midi ba 11h59 moom mooy PM léegi nag au delà boo ñëwee ba minuit rek ci la AM bi commencer donc mooy tax nga xam ko donc fii boo nee 12h pile nga wax 12 o'clock PM moom mooy midi pile ok bu la laajee bonne heure mën nga ni it is noon midi jot na wala it's midday it is midday léegi 12h10 midi 10 waaw bàyyi ma wax midi ndax mu gën a leer donc midi 10 moom mooy 10 past 12 PM 10 past 12 PM midi 11 moom mooy 11 toujours ci midi nga commencé 11 mooy 11 10 mooy 10 donc 11 past 12 PM parce que fii romb gu ñu 30 moo tax ñuy wax past donc 12h15 comme bu ñu waxoon sànq moom mooy quarter past 12 PM quarter past 12 PM 12h30 moom mooy half past 12 PM moom mooy midi 30 léegi 12h45 maanaam midi 45 léegi 1 heure moins quart une heure moins quart yeah 1 heure moins quart moom mooy quarter to 1 1 heure moom quarter to 1 moom mooy 1 heure donc maintenant 1 heure moins quart day doon quarter to 1 maanaam 15 minutes bi ngay njëkkee moom mooy quarter to 1 moom mooy heure bi ci topp donc 12 heures après 1 heure moo ci topp donc quarter to 1 PM léegi PM moom mooy tax nga xam ni
une heure ci ngoon la ñuy wax donc 12h midi 50 maanaam 1h moins 10 nga naan 10 to 1 p.m. 10 to 1 p.m. 5h20 su boobaa day doon 20 past 5 p.m. waaw 5h20 ci ngoon moom mooy 20 past 5 p.m. Okay guys, that was all for today's lesson. Ok les gars, donc tey lii la leen indi lool. If it happened that you have problem to understand the lesson, you can get me on WhatsApp so that I can bring much more explanation about that. Bu fekkee par hasard da nga am problème pour comprendre ko, mën nga ma contacter si WhatsApp pour ma jox leen quelques des explications approfondies. Okay, that was all for today. So I'm gonna end up by telling you to keep focusing and keep learning, and everything is gonna be alright, inshallah. Okay, take it easy. Thanks a lot. Bye.